الله لطيف محمد شيخ التجاني الله نور لا إله إلا الله علي الله لطيف محمد شيخ التجاني أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم السلام عليكم تبارك الله ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara te di ñaan ngeen nangul ñu suñu ziyaara ñu dellu di yeesal suñu cant ci yàlla moom mi nga xamante ni moo ñu bind te nga xamante ni itam mboolem luy xéwal rek moom moo ñu koy defal ci jamono ji nekk ñu koy sant wante di yeesal suñu ziyaara ci sang bu tedd bi nga xamante ni mooy Seydi Ahmed te di yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom mi nga xamante ni moom la yàlla def muy sangu mindeef yépp waaye def ko muy la source des bienfaits yi nga xamante ni moo mën a jariñ mboolem kuy mindeef rek te yàlla bind leen ñu dellu di delloo njukkal ak di yeesal suñu ziyaara ci ngand mu tedd mi nga xamante ni mooy mawlaaya Cheikh Ahmed ibnu Muhammad Atijani Chérif radiyallahu taala anhu di yeesal suñu nekk taalibe suñu teggin ak suñu tarbiya ci suñu sang bu tedd bi di mawlaaya imaamul mahdi alayhi salaam te di mawlaaya Seydil Haaji Mohamed El Cheikh nga xam ni jamono ju nekk rek comme niñ ko daan faral di defee ñu dellu si di fàttalante ci jàngaleem yu màgg yi ci biir suñu émission bi nga xamante ni moom la ñuy tuddee la philosophie spirituelle mu mel ni tey ñu bëgg waxtaane ci ngëneel li nga xamante ni moom la yàlla defal jaam yi ba nga xamante ni loolu dafay rek dellu dëggal li tax ñoom ñu war a jaamu yàlla moo tax ñu mën a tuddee thème bi sax pourquoi devons-nous croire en Allah subhanahu wa ta'ala lu tax nit ñi war a gëm yàlla waaye lu tax nit ñi war a jaamu yàlla te loolu buñ ko seetloo ci jàngat mën nañ gis ni téere bu tedd bi nga xamante ni mooy alquranul karim indi na ci ay réponses yoo xamante ni réponses yu bëri yu wute la waaw maanaam tey jii daal bu jaam bëggoon làmb rek pour mën a daj benn mbir boo xamante ni moo ko war a mën a jàngal lu tax mu war a jaamu yàlla te di boromam loolu mën na ko gis ci fànn yoo xamante ni fànn yu bëri la waaw moo tax boo delloo ca suratul baqara da nga sax gis ca aaya ba yàlla di wax ni yaa ayyuhan naasu ubudu rabbakum allazi xalaqakum walladina min qablikum laallakum tattaqun allazi jacala lakum al arda firashan wassamaa binaan wa anzala min asamaai maan fa axraja bihi min asamarati risqan lakum fala tajcalu lillahi andaadan wa antum taalamuun yàlla mi ngi wax ni yéen nit ñi jaamu leen seen borom bi nga xamante ni moom moo leen bind yaa ayyuhan naasu abudu rabbakum allazi xalaqakum ngeen jaamu seen borom bi nga xamante ni moom yàlla moo leen bind moo leen bind waaye ñi nga xamante ni itim ñoo leen jiitu ñooñu tamit yàlla moo leen bind walladina min qablikum
loolu bu fekkente ni rek xëy na indi ngeen ci la ñoo tuddee méditation indi ci la ñuy tuddee réflexion dana leen delloosi ci yoon bi nga xamante ni mooy yoonu piété te mooy yoonu ragal yàlla la'allakum tattaqun yoonu ragal yàlla kon nga gis ni yàlla boo defee taxaw seetlu ci bind boobu nga xamante ni wax na ni bind na ko nit ñi am na objectif boo xamante ni moo tax mu bind leen ndaxte wàllu bind ba rek tey jii bëri na ci loo xam ni am na lum ci wax ci alquranul karim wax na ni bind na leen ci façon bindin bi nga xamante ni mooy ba gën a taaru kon loolu defu ko rek pour nii defu ko rek pour loo xamante ni lii amul lu ko sa ñor xalaxal insaana fi ahsani taqwim loolu bu ko waxee waxu ko rek parce que dafa bëggoon bind xëy na lu rafet nii rek am na objectif bu lal façon bindin boobu nga xam ni moom yàlla seede na ni bind na ko doomu aadama yi te muy façon bindin bi nga xamante ni moo gën a rafet mu wax leen loolu dellu itam dëggal ni bindu leen sax lu dul ngir ñu jaamu ko wa maa xalaqtul jinna wal insa illa li ya'buduni kon nga gis ni ci wàllu bind rek moom yàlla bëri na ay xikma yoo xamante ni soulevé na ko foofu ci wàllu bind bi nga xamante ni bind na doomu aadama yi yàlla bëri na ay xikma yoo xam ni soulevé na ko ci te benn bu ci nekk boo ko jàngatee rek daf lay delloosi ci objectif bi taxoon yàlla sabab bind boobu nga xamante ni moom la leen bind ba wax ni sax bind na leen ci façon bindin ba gën a rafet su ko defee loolu nekk ngëneelal yàlla waaye nekk ngëneel boo xamante ni itam lu jaam bi war a mën a taxaw la ba mën ci am reconnaissance ba mën a dellu si waat nag ca lu ñuy tuddee jaamu yàlla kon loolu benn la ci ngëneel yi ngëneel boo xamante ni ci bind bi mu leen bind lay dellu si ngëneel boo xamante ni ci bind bi mu leen bind rek ci lay dellu si te loolu boo ko jàngatee nii rek de manière superficielle daa ko gis waaye bu doon da nga dellu si rek ci cadre xaqiqa da ngay gis ni am na ngëneel bu gën a rëyati boo xam ni làqu na ca te mooy la mu leen jëlee ci lumière yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kooku nitu xaqiqa yi ñoom fa la ñuy sax gën a basé ndax dañuy gis ni loolu ëpp solo yàlla bind ki mu bind te di yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te ba mu koy bind moom yàlla mi ngi fejat ci lumière am bind ko naka mag mu tedd ma seede di Seydil Haaji Malik Si ca baytam bu tedd ba di xilaasu zahab ba mu naan wa innahu is aradallahu nashatana abana min nuurihi nuuran nabil alami nee na ba yàlla nammee binduñu rek ba yàlla nammee amal ñu dafa amal ka nga xamante ni moom mooy leeru yonent bi dafa amal leeru yonent bi fejat ka ci lumière am abana min nuurihi nuuran nabi fejet ci lumière am bind lumière yonent bi kon loolu mbir mu rëy la mag mu tedd ma Serigne Mansour si borom daara ji daf ko daan firee noonu naan wa innahu lay mbir te di mbir wa innahu lay mbir te di mbir pour wax ni loolu buñ doon wax fa xaqiqa doore mën nañ ko delloo foofu ndaxte ñëpp fa la ñu jóge ci lumière yonent bi maanaam loolu mooy dooru mbindeef yi loolu mooy dooru mbindeef yi le fait que yàlla bind yonent bi nga xamante ni ba mu koy bind ca la denc mboolem loo xamante ni luy ngëneel la suñu sang bu tedd bi daf koy wax Mawlaay Seydi Mohamed El Cheikh ni le prophète Mohamed est-ce qu'il n'était pas le meilleur des êtres créés avant même d'être créé lu tax parce que fi ka yàlla jële moo tax même balaa ka yàlla di bind mu gën ñëpp te fekk na bindagun ko ñeneen ñi nga xamante ni itam ñoom la yàlla bind ñoom ci barke lumière am moom la ñu génne loolu moo tax moom moo gën ñëpp te fekk na yàlla mën nañ wax sax bindagu ko te fekk na yàlla bindagu ko léegi nag ba ka yàlla bindee gis nga la moo xamante ni moom la jur la nga xamante ni moom la jur ci wàllu xaqiqa jur ko ci yeneen fànn yi nga xamante ni yëpp moom la bindee fi di jariñoo jàngale Mawlaay Seydi Mohamed El Cheikh boo ci dellu see rek nga gis tur yàlla yi nga xamante ni diggante allahu rahmaanu rahimu maliku xuddus salaamu nga topp ko noonu ba ci sabuuru benn bu ci nekk di taxawee ay jikko yoo xam ni jikko yàlla la waaye nit ñi sedduwunu ci ngëneel yooyu rek di ko sàkku di ci woo yàlla rek
yàlla may leen ko noonu dafa am loo xamante ni moo taxawee nekk seen bouclier ba nu mën ca jariñu te loolu mi ngi doore ci tarbiya bi nga xamante ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam def na ko ba ko yàlla bindee mu nekk ca monde ya di def tarbiyatu ruuhu di def tarbiyatu nuuraaniyu digganteem ak moom ak yàlla kon digganteem ak yàlla kenn xaju fa diggante moom ak yàlla muy bàkk yàlla di découvrir ay lumière ba mën a taxawal ay ngëneel yoo xam ni ñoo taxawee jikko ñoo taxawee ay baxru ñoo taxawee ay lumière ba tey ji yeneen mbindeef yëpp mën a woo yàlla ci caractère yooyu mën a woo yàlla ci jikko yooyu yàlla mën leen wuyu ba mën leen jëriñ kon la mu waxoon moom yonent bi ni ana minallahi wal muminuuna minni loolu xaqiqa da koy nangu xaqiqa da koy dëggal ndaxte li nga xamante ni yëpp moo jóge ci yàlla ci yonent bi la jëm waaye leneen li nga xamante ni yëpp moom la ci nit ñi jëriñoo loolu ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam la jóge nga jàngat kon diggante bi nga xamante ni moom la yàlla bindee fi diggante boobu rek gis nga la fa làqu ci wàllu ngëneel suñ ci bëggoon interpréter lu néew rek diggante boobu liy dellu si ci wàllu zahir ak diggante ba li nga xamante ni ci domaine xaqiqa lay relevé wu wante yàlla yemul foofu ak mbindee fi parce que naka mbokk mu tedd mi Cheikh Modou Gueye Fall faral di fàttalee rek ni comme naka alquran waxee ni yàlla wax na leen ni su ngeen doon jéem di natt wala di jéem a estimer ngëneel yi nga xamante ni moom la leen yàlla defal du ngeen ko mën a lim ba mu jeex in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha bu ngeen ko doon jéem a maanaam lim daal ak di ko jéem a estimer mboolem ngëneel yi leen yàlla defal du ngeen ko mën lim ba mu jeex mukk kon da nga cay mën a wax la nga mën rek te di ca góorgóorlu bés bu nekk di ko jéem a seede pour sante ko yàlla mu ni allazi xalaqakum walladina min qablikum la'allakum tattaqun allazi ja'ala lakumul arda firasan kon nga gis ni gannaaw bind ga yàlla mi ngi dellu si organisation bi nga xamante ni dellu na defal ka ñi nga xam ni nag mooy jaam yi mooy mbindeef yi gannaaw bind bi mu leen bind mu constitué benn ngëneel bu rëy boo xam ni la ca làqu ca la nit ñi réere moo ëpp fuuf la nga xamante ni ñoom xam nañ ko ca yàlla dellu si nag indil leen benn organisation boo xamante ni alquran mi ngi leen ki décriral te organisation boobu moo mën a tax ñu mën a am dund gu na tax ci biir milieu de vie bi nga xamante ni moom la ñu nekk mu ni allazi ja'ala lakumul arda firashan moom yàlla jël na suuf defal leen ko mu nekk benn lal jël na suuf defal leen ko mu nekk benn lal boo xamante ni bii tey jii li jaam yi di construire yépp ci kaw suuf gis nga ci kaw suufu yàlla boobu lañ koy teg suuf si la ñuy jël tabax si seen ay kër dëkk ci di ci gas ay teen di ci def leneen ak leneen yoo xamante ni mënoo ko lim ba mu jeex yàlla ni jël na suuf defal leen ko muy lal wante mu jël asamaan defal leen ko muy taax wa samaa binaan jël naa asamaan defal leen ko muy taax kon ñaar yooyu délimiter leen benn milieu de vie boo xamante ni bu favorable la pour seen existence mu jël donc benn milieu de vie boo xam ni moom yàlla moom la leen délimiter jox leen ko pour seen existence mën a am benn cadre boo xamante ni cadre de survie buy neex ci ñoom la mu délimiter leen asamaan ak suuf waaye loolu nag lu jar di leeral la te xam naa ni ci émission yi ñëw daan ci dellu si moom yàlla waxul nit ñi ni limité na leen délimité na leen benn milieu de vie waaye waxul leen ni nag limité na leen ba foofu mënu leen ko échapper dugg ci beneen cadre boo xamante ni cadre bu gën a sore la ndax loolu incha allahu ci prochaine émission bi daana ci dellu si daana ci dellu si ci l'existence du pouvoir illimité incha allahu mu ni moom yàlla defal na leen li nga xam ni moom mooy asamaan mu nekk benn taax mu jël suuf defal leen ko muy lal waaye mu ni wa anzala mina samaa'i ma'an fa axraja bihi mina samarati rizqan lakum comme noonu rek nga gis na nga xamante ni noonu la yàlla ci kéemtaanam moom ak ci xarañteem na mu liyee asamaan ak suuf gis nga na nga xamante ni noonu la liyee maanaam loolu tey jii ñu bëri daañ ko firi de manière littérale rek lomb waaye fekk na yàlla mi ngi jàngale gis nga ni asamaan di sore ci seen gis-gis ak suuf moom yàlla fexe na ba liyee asamaan ak suuf te loolu pouvoiram la moom yàlla loolu xarañteem la wa anzala mina samaa'i ma'an fa axraja bihi mina samarati rizqan lakum
dana jëlee ndox ca kaw asamaan ak la muy sore ci gis-gisu nit ñi waaw la muy sore moom yàlla mu jëlee fa ndox moo xamante ni moom lay wàcce ci kaw suuf ndox mi meññal ay gàncax yoo xamante ni yii mooy meññ ñi ngeen koy mën a dundee waaw loolu ku mu doyul phénomène dara dootu la doy waaw loolu ci xarañte yàlla ku mu doyul ci phénomène dara dootu la doy waaw analyser diggante asamaan ak suuf waaw bañ naka ba yàlla sax dafay jël diggante boobu di ko tudd waaw di ko tudd di wax asamaan di wax suuf di wax seen diggante ba waaw seen diggante ba nga xamante ni ci la jël nag dugal ci yéen seen existence boobu nga xamante ni mooy seen départ ngeen mën a tabax ngëm ngeen mën a tabax relation boo xamante ni seen diggante yàlla moom la ñuy tuddee wàllu jaamu yàlla te wàllu reconnaissance la mu meññal moom yàlla ay gàncax ak ay meññeenti ci suuf si te fekk na mu nga jëlee ndox ma ci asamaan wàccee ko loolu c'est toute une organisation boo xamante ni la ca nit ñi di gis zahir ba moo gën a néew waaw zahir ba gën a néew ndax da ngay gis ndox mi wàcc rek waaye ndox mi xëyul xëy rek wàcc noonu am na malaayika yoo xamante ni ñoom la yàlla jox mission ku ci mel na Mikaayilu mu ci indi organisation bu yéeme ci di wàcce ndox moom waaw bu ñu rombee la nga xamante ni moom la yenn scientifique yi jàngale rek delloo ko ci benn phénomène naturel d'accord nañu ni mën na naturel waaye naturel boo gis am na benn loxo bu ne ci ginnaaw te mooy loxo yàlla waaw lépp loo gis lu ñu la lu naturel la c'est parce que am na loxo bu ne ci ginnaaw te loolu moom mooy xudara yàlla wala nga mën a wax ni mooy wiraada yàlla waaw mooy li yàlla namm ak li yàlla di dogal moo tax dara dina ñëw ñu ni c'est naturel waaw xëy na nii la fi nekkee waaye li tax ñu naan c'est naturel ñun mooy c'est parce que gisuñu loxo bi nga xamante ni moo làqu ci xay bu di organiser loolu waaw gisuñu benn chargé de mission bi nga xamante ni moom la yàlla yebal mu nekk ci cadre baatin peut-être sax di organiser loolu nga xamante ni yëpp mooy xew waaw moo tax yàlla dellu nag dimbali nit ñi ci jàngal leen loolu ba ñu mën ca jaare xam nag dëgg-dëgg ni am na benn être suprême boo xamante ni moo fi nekk te muy yàlla mu jàngal leen lool ci diggante asamaan ak suuf ak la nga xamante ni moom la ci organiser li nga xam ni mooy mën a dimbali nit ñi ñoom ci seen wàllu dund wa axraja bihi mina samarati rizqan lakum kon fala taj'alu lillahi andaadan wa antum ta'lamun kon bu ngeen jàngatee loolu war ngeen gis ni yàlla mi nga xamante ni moom mooy organiser loolu yëpp waru leen ko wutal dendandoo waa bu ngeen ko jàngatee waru leen wutal yàlla dendandoo ndax jàngat bi ngeen koy jàngat dana leen xamal ni ku mel noonu mënul nekk ku dul yàlla loolu yàlla rek moom moo ko mën fala taj'alu lillahi andaadan wa antum ta'lamun kon di ngeen xam ni yàlla moo fi nekk te moom yàlla amul dendandoo waaw amul dendandoo loolu yëpp moom moo ko organiser mbindeef yi loolu yëpp moo ko organiser mbindeef yi ngeen jàngat ka ci diggante boobu rek te ngëneel yi limité wul foofu phénomène yi yàlla di defal jàmm bi mu koy mën a jariñ limité wul foofu am na ci yu bëree yoo xamante ni boo consulté woon alquran rek lum néew daa ci gis loo xamante ni lu la yéem la lu la jàngal ba mën la delloo si à la raison te la raison mooy jàmm bi fexe am conscience ni yàlla moo ko bind yàlla moo ko moom yàlla la war a jaamu loolu moom mooy objectif de vie am looloo waral yàlla bind ko loolu mooy li tax yàlla bind ko moo tax ñeneen ñi nga xamante ni dañuy xëy rek bëgg weddi wala ñu bëgg semer benn doute wala ñu bëgg indi beneen idéologie boo xamante ni dafay jëm di échapper nit ñi wala muy jéem a égarer nit ñi jëmale leen ci beneen yoon bu dul yoonu yàlla boobu yàlla itim tontu na leen wa in kuntum fi raybin mimma nazzalna ala abdina fatu bi suratin min mithlihi wad'u shuhadaakum min dunillahi in kuntum sadiqin su fekkente ni ba léegi rek ki jàngat phénomène yi war ci gis yàlla mu leer naññ ci boppam leer naññ ci ruuxam leer naññ ci xolam ba mu xam ni yàlla mooy boromam moom la war a jaamu ndax moo ko defal ngëneel yëpp au lieu nit ki def loolu mi ngi dute ba léegi ci li nga xamante ni moom la yàlla wàcce wa in kuntum fi raybin mimma nazzalna ala abdina li nga xamante ni moom la yàlla révélé su fekkente ni ba léegi yéen a ngi dute ci li nga xamante ni moom la yàlla révélé
fekkente ni ba léegi yéen a ngi dute rek ci li nga xamante ni moom la yàlla révélé ci jaamam ci jaamam maanaam ci yonentam bi nga xamante ni moom la yónni te boobu nga gis façon waxin ba nga xamante ni moom la yàlla utiliser wa in kuntum fi raybin mimma nazzalna ala abdina ni bu fekkee yéen a ngi dute ci li nga xamante ni ñun yàlla wàccee nañu loolu ci suñu jaam bi muy la révélation yéen a ngi ciy dute ba léegi kon nag fexe leen jël ngeen defar benn rek bu niroog ci saar yi nga xamante ni surat yi nga xamante ni moom yàlla indi na ko fexe leen ci defar benn rek ndaxte loolu gis nga kàddu googu yàlla wax moo yóbbaale kàddu missionnaire yi ndaxte missionnaire bi yàlla yebal ku ci mel na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla dafa ne wa maa yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha de ce fait moom yonent bi lépp loo xamante ni yëkkati na ko ci kàddu rek loolu dafay relever wu ànd ci benn maanaam wax yu boo xamante ni dafay ànd ak li yàlla indi ci alquran kon ñoom seen wax du juyoo mukk ak li nga xamante ni mooy li yàlla wax ci alquran moo tax ñoom dooni wax nañ ci alquran waaye da nga naan li ñu wax loolu boo ko jàngatee ci alquran la bokk loolu boo ko jàngatee alquran la kaddu googu yàlla wax moom moo yóbbaale kaddu missionnaire yi loolu moo yóbbaale kaddu missionnaire yëpp parce que missionnaire yu yàlla yi bu ñu ñëwee duñu wax mukk loo xamante ni li lu juyoo ak alquranul karim la xëy na nag nit ki koy déglu moom mën na am dimension ba nitu yàlla ba di waxe wala ba missionnaire ba di waxe moom dimension boobu noonu eggu fa parce que su fekkonte ni missionnaire bu yàlla yebal pour mu ñëw wax day wax li nit ñi jot a xam ba pare kon du soxla missionnaire bi di ñëw loolu il faut que nit ñi di ko bàyyi xel léeg-léeg nga gis wali yàlla wax nit ñi taxaw bëgg ko weddi te weddi bi fi ñu koy teg mooy parce que diw waxu ko woon wala kee waxul woon lii wala kee ba muy wax fii la yemoon alors que missionnaire bi yàlla yónnee su fekkoon ne dafay ñëw rek pour wax li nit ñi jot a wax mais soxla wu mu fi ñëw missionnaire bi ñëw forcément dana wax loo xamante ni lu nit ñi masul dégg la ci benn dimension boo xamante ni moom la ko yàlla tabaxe moom la ko yàlla yónnee kon moom bu ñëwee dafa am lu muy leeral la boo ñëwee ci axiru zaman da ngay dégg même sax yenn borom xam-xam yi daañ ko faral di wax ni ki yàlla di yebal te muy imaamul mahdi alayhi salaam moom bu ñëwee ñi doon tuddee borom xam-xam yi ñooñu ñooy wëlbatiku di ko weddi te ñooñu ay savant lañ leen doon tuddee ñoom ñooy dellu si di weddi parfois sax li nga xamante ni moom lay wax pourquoi parce que il n'arrive pas à comprendre vraiment le message qu'il est en train de véhiculer parce que am na beneen dimension boo xamante ni moom la koy tënke bu bokkul ak ñoom rek dimension bi nu miinoon kon yàlla xam-xamam du jeex dimension yi nga xamante ni fa la xam-xamam toll yooyu itam dimension yu bëri la dimension yu wute la su ko defee nag yàlla ci biir aaya boobu nga mën ca gis ni yóbbaale na kàddu missionnaire yi te ñoom mooy li ñuy wax loolu du juyoo mukk ak li nga xamante ni moom la yàlla wax ñeneen ñi nga xamante ni nag mooy ñiy wax pour jéem a di duteloo ci alquran wala pour jéem a di weddi alquran ñooñu yàlla ni leen nañu fexe rek reproduire wala ñu produire benn aaya rek wala benn surat boo xam ni dana niroog bi ñëw ci alquran te loolu la mag mu tedd ma daan wax Serigne Cheikh Tidiane Sy Al Maktoum ni alquran ku ko liir xam ni du waxi nit ni loolu nit loo gàtt aliwo boo liiree alquranul karim consulté ko di nga xam ni lii nit waxu ko te dëgg la am na ci loo xam ni xel rek moo koy nangu boo ko consulté di nga xam ni lii nit waxu ko waaye yàlla nag profité ci la nga xamante ni moom la révélé missionnaire am yëpp mu jaare la ko ci yoon boobu nga xamante ni mooy yoonu révélation bi di yoonu waxyu bi nga xamante ni nag ñeneen ñiy jiyaloo te duñu mën a wax xam-xam ñëpp boo leen xoolee ña nga jëm ci yoon ba nga xamante ni yoonu sànkute la yoonu weddi yàlla la yoonu weddi yàlla la te muy cadre boo xamante ni donc cadre bu am solo la ci façon déggin ci façon déggin loolu nag gis nga moom la yàlla dimbali missionnaire am yi te mooy li muy yëkkati moom yàlla dana fexe ba yóbbaale leen ci ba ñoom itam duñu juyoo mukk ak seen borom Mawlaay Seydi Mouhamed El Cheikh dafay wax ni gis nga boo gisee yàlla jël yonent yi jox leen nubuwa daf leen ko jox pour ñu bañ a juum ci message bi nga xamante ni moom la ñuy véhiculer mu ni mënoon na leen bàyyi noonu rek jox leen nubuwa te du leen révéler dara wala mu révéler leen te du leen jox nubuwa mais mu ni boo gisee mu boole ñaar yooyu maanaam tey jii mu jox leen prophétie ba pare di leen révéler di leen fexe jox information yi à temps mooy c'est parce que dafay bañ ñoom ñu jum ci message bi nga xamante ni moom la ñuy jàllale
te pour ñu bañ ñu jum ci message bi ni jàllal loolu boo ko déggee mooy ñu wax loo xamante ni dëppoowul ak kàddu yàlla mooy ñu wax loo xam ni dëppoowul ak kàddu yàlla donte la ay borom xam-xam yu mag la ñooy ñi gën ci mbindeef yi ñooy borom lumière yi waaye gis nga ni leen di yàlla di taxawoo ci jox leen nubuwa noonu la yàlla di taxawoo waliyo mi ci jox leen wilaya pour ñu mën a découvrir li nga xamante ni aussi mooy yenn réalité cachée yi ci yeneen monde yi nga xamante ni yàlla bind na ko te xëy na jote na ak suñu monde bi waaye bokkul ak suñu monde zahir bi nga xamante ni moom la ñuy dund loolu buñ ko toppee xam naa daf ñuy dugal ci objet beneen émission bi nga xamante ni bëgg nañ ko indi incha allahu te ñu koy tuddee l'existence du pouvoir illimité incha allahu na nga xamante ni noonu la yàlla tërale benn cadre boo xam ni mën nañ ko tuddee benn cadre ordinaire boo xam ni ñëpp mën nañ ci jote waaye na nga xamante ni noonu la tijji ay bunt yoo xamante ni ña ko sàkku ba jëm ko tijji te muy waliyu yàlla yi ba mën ca jaare dugg ci yeneen monde yooyu aussi nan la yàlla def ba mën leen may la nga xamante ni moom mooy ngëneel yooyu su ko defee comme niñ ko daan defee rek dañ doon fàttalente ci jàngale suñu sang bu tedd bi di Mawlaaye Seydil Haaji Mouhamed El Cheikh ñu di ko ñaan jamono ju nekk mu nangul ñu suñu nekk taalibe nangul ñu suñu teggin ak suñu tarbiya ci barkeem di ñaan yàlla mu yàgg ñu may dégg ak topp yàgg ñu saxal ci lumière am ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci barke Mawlaaye Cheikh Tidiane ci kàttanu yàlla kon ñu def su ko defee rek ñu tàggu leen ci baatu assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu allahu latifun muhammadu shaykhu tijaani allahu nuru la ilaha illallahu ali allahu latifun muhammadu shaykhu tijaani Cheikh Tidiane Cheikh